This season on Kefatu. Who is engaging them too? No. Fatu. I am not at liberty to say yes or no. Oli. When we touch down, better broke down. With Gamtel G-Fiber, now you can enjoy super fast internet in gigabytes. G-Fiber is affordable, stable, secured, and accessible to homes, businesses, and enterprises. With Gamtel G-Fiber, the future is speed. Gamtel, creating a brighter future in communication. All over the world, healthcare workers are in the front line of the fight against COVID-19. Here in the Gambia, they can be found in hospital wards taking care of patients, at hospital hallways cleaning away germs, at press conferences providing information to journalists, in the streets tracing people who came into contact with those who have tested positive for coronavirus. All of these people are soldiers fighting coronavirus on our behalf. The Gambia Chamber of Commerce and Industry recognizes this sacrifice and is therefore urging all of us to pay tribute to these medical workers by stopping whatever we are doing every 6 p.m. to clap for these frontline soldiers. Can't do small or big projects with the same dedication and commitment as we do. With a reputation as the leading printing company in the country, when it comes to major projects and innovative solutions, we always deliver in high quality, thus receiving the trust and confidence of our clients. From the moment your order is placed to when it is delivered, we believe in exceeding expectations from the sales manager to the production team, the account manager, and the person delivering your material. We have state-of-the-art equipment and a highly experienced and competent workforce that enables us to deliver top-quality work on time. At reasonable prices, we provide our clients with multiple solutions right from conceptualizing, designing, printing, binding, publishing, and distribution. For all your printing requirements, we are strategically located at the Sankumsila Highway, the Gambia Printing and Publishing Corporation. We print what you desire. Every young Gambian dreams of a university degree. He wants a good paying job after graduation, a pretty wife, and ultimately own a dream home. What if I can't afford my desired dream home? And that is why you need to visit Universal Properties. We specialize in customer satisfaction. We listen to every of our clients' needs when we show the properties to our clients. Before you know it, you hear the client saying, I like this house. This is the room that cuts my heart. And most of the time, they cling to the door, never to let go. Most clients want to close the deal right there. And that is why we always have their contracts in the trunk of our cars. We work at our client's pace. No haggle, no hassle. We're waiting for you at our office in Caraba Avenue here in the Gambia. We live in a day and age where technology is creating a world without borders, filled with unlimited potential to improve the lives of the people around us. Innovarex Global Health ushers in a new way of leveling the playing field with increased access to quality healthcare services,
delivered at your doorstep. Our qualified professionals are equipped with state-of-the-art point-of-care testing technology to conduct tests such as kidney function, liver function, electrolyte tests, body composition, hemoglobin, A1C, and many more services with the highest efficiency in delivering results. The addition to our flagship, Wellness on Wheels, more fondly known as WOW Delivery Service, brings the entire clinical experience full circle. IGH has remained committed to creating the future of healthcare delivery. Gone are the days of sending loved ones outside the country for basic medical services. Innovarex Global Health offers a new peace of mind and takes pride in delivering the quality of care we all deserve. asalaamaaleykum mbokk yi ñu dellusiwaat fii rek si Kër Fatou beneen édition tey nag ma am gan goo xam ne mu ngi jógee si Ministry of Education muy the Deputy Permanent Secretary Ministry of Education ñu ko ooyee Adama Jimbi Jobe tey nag ñu invite ko fii si Kër Fatou rek pour ñu continuer waxtaan bi nga xam ne commencé woon nañ ko at the Permanent Secretary te seen waxtaan bi it am nañ ko at ñi nga xam ne ñooy the principals conference of principals it seen chairperson bi tam invité woon nañ ko fii si Kër Fatou pour waxtaan ak ñoom waaye bala ma xuus pour wax waxtaan bi lan la rek ma welcome la Mr Adama Jimba Jobe nga nuyu ñi nga xam ne ñoo ñu seetaan fii si Kër Fatou. waaw bismillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala rasulillah soxna ñu laa gërëm bu baax ci invitation bi ngeen ma jox tey pour ñu jéem a waxtaane lii nga xam ne moo lëmbee àdduna bi léegi. In communication, connectivity is everything. We ensure that the links never sleep. Quantities and qualities, all in our data service, providing efficient, reliable voice and data service. We believe if you're not up to speed, then you're going backwards. Communications have to flow as fast as the speed of light. Whatever business you're in, having someone who understands your needs is critical. That is why we just don't offer you technology, we offer you solutions. Enjoy Gamcel's internet broadband anytime, anywhere. Your national operator, Gamcel, yaay borom. waxtaan bi tey nag mooy du ñàkk ne képp koo xam ne yaa ngi seetaan ak ñi seetaanut ak ñi nga xam ne ñu ngi dégg xam ngeen ne Ministry of Education dañ indi lii ñu xam ne mooy the online classes yi nga xam ne ñu ngi ko def si télé bi ak radio, so it's not even online classes but more of the radio and television classes yi nga xam ne introduce nañ ko pour xale yi si jamono COVID-19 bi ñu nekk mu nekk feebar boo xam ne dafa lëmbee àddina. Mr Jobe bi ñu fi amee the permanent secretary wax nañu ne ñu ngi woon si phase 1 of the project. Then ñu invite principals of conference ñu gis ne dugga nañ it si phase 2 léegi nag ñu ñëw si phase 3 waaye ma bëgg a balaa ñëw xuus pour waxtaan si waxi phase 3 yi nga wax ñu impact bi nga xam ne classes yi am na ko comme que phase 1 jeex na phase 2 jeex na du ñàkk ne def ngeen assessment pour mun ñoo wax how impactful these radio and TV classes are. waaw alhamdulilah comme ni ma ko waxee woon rek soxna si li nga wax dëgg la am nañ phase 1 am nañ phase 2 ba phase 3 bi moo joor start si nii. phase 1 bi fukki fan ak juróom la woon parce que den government pronouncement bi was 21 days la government waxoon ne nañ tëj école yi waaye li ma bëgg a commencé bala maa dugga ci impact bi mooy lan a waral ñun ñu ñëw ak classes yi di use télévision ak rajo bi nga xamee ne corona dugga na ci àdduna bi ñuy dégg ni moo demee ñun ci lañ commencé woon as management ne ndax luñ commencé di xalaat su yàlla dogalee nguur jëg rek xëy ne dañoo tëj school si parce que jamono bi ñu ko dégg ci yeneen réew yi ñu ngi def loolu
ci biir waxtaan boobu loolu di lañ commencé talaata government decide ne dañoo tëj school Wednesday ñu talaata ci guddi lañ PS yi koolante ñu ne neen Wednesday ñu set a committee Thursday Friday Monday classes yi start so wax dëgg yàlla loolu wan na ne ñun commencé woon nañ liggéey balaa lii di ñëw li tax ma ne commencé woon nañ liggéey mooy ne classes yi ñoo am nii mooy di use télévision bi au radio bi dafa nekk ci suñu education policy 2016 2030 waaye dañ doon wax ne xëy na amaguñu woon ressources yi amaguñu woon jumtuwaay yi nga xam ne moom lañ soxla pour mun koo dawal léegi waaye xalaat yi moo doon bala ñoo egg 2030 incha allah yal na yàlla may ñun ñëpp ñu fekkee ko ci ànd ak wér ak tal dinañ doon commencé loolu waaye bi corona bi ñëwee nag li olof di wax lu la bett man la waaye nag léegi yenn problème daf laa tax nga jagandiwaat soo toogin bi lañ defaraat ñu gis ne ñun kat amatuñ sax xaar nañ commencé léegi ci lañ commencé di joxe classe yi di use radio bi ak télévision bi ak yeneen social media sax ñu ngi use online léegi lan la jur o lan lañ mën a jàngee ci programme bi dëgg la éna bi moo noon ne mboolem xale boo xam ne yaa ngi ci réew mi tey jàng school di nga ci gis sa bopp waaye olof moo ko mu ne xalangu dajut suuf amul benn programme boo xam ne mun nga ko indi léegi rek ñëpp ànd ci d'accord ci am ci liñ bugg a déedéet nit ñi gën a ànd nañ ne foog sa ute yi ute xalaat yi ute loolu taxoon na waaye ñun ci nguur da nga am yow objectif boo xam ne loolu nga war a def dana bëri ñu la ñëw di la ŋaañi di la xiiru waaye ñoom seen ŋaañeeg yooyu dafa war a nekk pour yow nga jàngee ci mun a dem ci kanam waaye warul la delloo gannaaw ñun liñ bëggoon mooy ne gannaaw government nañ ne tëj nañ school si te feebar la boo xam ne day wàlle comme ni nga ko waxee lan lañ mën a def gis ne njaboot gi aar nañ leen parce que neexut ba neexut dañ ko jàpp ne problème yi xel ta waaye man dama gëm ne éducation ñoo ci ëppale parce que ñun ñooy ñi nga xam ne foo dem ci réew mi fekk ñu fa soo duggee ci kër yi ñu ngi fa soo demee ci école yi ñu ngi fa soo nekkee ci mbedd yi ñu ngi fa soo nekkee ci office yi ñu ngi fa foo munti dem even health facilities yi sax éducation la fa nekk bon ñun ñoo gën a am problème ñun ñoo gënoon a nekk ñi nga xam ne ñoo war a jóg taxaw pour gis ne xeex nañ lii bon ñu jël métier ne objectif number one mooy ne aar nañ xale yi aar nañ teacher yi waaye aar nañ tamit ñi nga xam ne ñoo nekk ci school si mooy school managers yi gannaaw buñ nangoo aar leen tam beneen bi ñu xalaat lu only aar leen rek ñu toog ci kër ga parce que xam nañ ne xaleel fu mu toog lu yàgg nekkul ci dara rek fiddatal la waaw loolu taxoon ñu ne pour xale yi bañ a fiddatal toqi ci li ñooy def lan lañ mën a def ba gis ne am nañ lu ñu leen mën a jox ñu moyalu ci pour mun a toog ci kër gi ci lañ ñëw ak programme bi waaye ñu gisit ne programme bi rek ñëwut pour ne dañoo wecci école yi ou dañoo rempale classe déedéet la ñëw jàng ci school ba mënuñu koo jàngal ci réew waaye dañ bëggoon loo xam ne xale yi dinañ ci mën a jàppa pour gis ne dina tere ñu dem ci mbedd bi léegi nag nit ñaa ngi wax ne ñii amuñ rajo ñii amuñ télé dëgg la waaye ana loo xam ne ñun moom lañ ci mën a jàngee as a ministre gannaaw bi ñu xamee ne dajut ñëpp loolu leer nañu waaw du ñëpp a ko mun a am waaye dafa desit nag ak gis-gis yi ak yitte yi xale bi jàng ñetti nit ñoo ko séq su fekkee dégg nga olof li ñu ooyee os ñetti tànk la soo ci tegee kalera su benn tànk demee kalera gi day daal mooy élève bi mooy xale biy jàng ticca bi ak kilifa gi waaye jurul ñoo war a séq njàng mi léegi ñun éducation ana lu ñu waroon mooy ne xale yi toog nañ ci kër gi bugguñ ñu génn nañ leen indil programme fay nañ xaalis doroo nañ programme développé ko di ko joxe ci dal ñun loolu la ñu war di waaye nag pour toog ci kër gi déglu ko loolu kilifa yi la war boobu dinañ si dem rôle bi nga xam ne moom la si parents si am loolu dinañ si dugga moo taxoon ñu am problème yi ne ñëpp ñi ne dajuñ ko amuñ rajo amuñ télé nangu nañ ko beneen bi ñu ci jàngee moo ne man maag yow mi nekk komb fii jàpp nañ ne Gambie foo dem am nga rajo am nga télévision te yegg na fa ak téléphone programme bi wan nañu ne am na ay ruq-ruqaat ci biir réew mi ñoom ñu ne amuñ ko loolu nag mënuma koo weddi mënuma koo digal parce que ñu nit ñu ngi am ay nit yu ñu fa degal te ñoom li ñoo wax mooy ne rajo egg na fa télévision egg na fa courant amul ci réew mi lu wax dëgg yàlla loolu du problème moom si nag waaye li ma bëgg a ñu def mooy ne ñun dinañ gestu ba gis loolu ndax lu am la oo lu amut waaye tawatal ñu ko waaye xam nga ñun gannaaw tawati nit ñi la ñoo déglu su ñu tawatee dara dañ koo seetaat pour seet naka lañ mën a def pour saafaraal ko bi ko liñ bëgg a mooy ne
programme bi mbooleem xale buy jàng nga gis ci sa bopp maa xam nañ ne mënut a nekk waaye loolu mooy éna bi beneen bi nga xam ne jàngee nañ ko ci mooy wan nañu ne ñun suñu réew mi am nañ teacher yoo xam ne ngàccee ngaalaama war nañ leen a tatagal war nañ leen a puugaroo war nañ leen a sant war nañ leen a gërëm parce que lu mu dul ñeneenti fan nga mun tee ñëw programme di ko joxe ci télé bi di ko joxe ci rajo bi teacher yi ak ni ñoo sacrifice ak effort bi ñoo def man dama gëm ne ñu ngay wax ne ñiy liggéey ci lopitaan bi ñu ci front line waaye teacher sang ci front line bi jamono ji ñoo développe programme si some of them dañ ci seen la ñoo fanaan dañoo xëy bàyyi seen kër yi dem ñooñu ci front line bi lañ nekk ak teacher yi nga xam ne ñu ngi ci kër yi di use social media di jàngal xale yi bon ñu ngi leen di sant ñu ngi leen di gërëm te ñu ngi leen di wax ne gàcce ngalaama teacher yi Gambia parce que dañu wax ne Gambia amul teacher fi mu nekk di ne wan nañu ne am nañ teacher yu xereñ yu farlu yu déggu te yu bëgg seen réew te yàlla tax loolu moom war nañ ñu ko léegi bon ñu ngi leen di gërëm ci loolu Gambia amul teacher sax loolu foog naa moom sax nit waru see sori nit te soo xoolee product siñ dee produce definitely suñ demee si yéen suñ génnee biir Gambie ñu ngee def ñu ngee dégga seen tour ñu ngee def lu kéemaane si yeneen dëkk yi so loolu rek wane na ne it jànga bi moom li fi na waaye tey it nag du ñàkk nag ne off late moom recently ñun ñëpp ñu ngay gis result si xale yi tamit nekkut loo xam ne tam ñu bari kontaan nañ si so there's definitely room for improvement there's bu baax a baax sax because jànga ji ni meloon before ñun jamono bi ñoo jàng at yéen ak suñ njaboot yi dëgga bi fi mu nekk nii la technologie gën a advance waaye dafa mel ni bu njëkka la jànga bi baaxoon boobu moom débat yi boppam la boobu dinañ si dellu waaye boobu moom débat yi boppam la waaye bëggoon a xam at nit ñi ñun ñëpp ñu bëggoon rek lu leer mooy because xam nañ ne corona bi mu ñëwee ba bette dañ stoboon jàng bi so syllabus bi ku nekka nekkul ne ñëpp a dajoon door si seen syllabus yi ku nekk am na foo em si sa syllabus yi so léegi leer na ne jàng yi ngeen xam ne moom ngeen introduce moom mooy ne xale yi pour ñu am lu leen a engage ñu bëggoon rek mu gën a leer ni te biñ fi amee principal si tam ñoom it wax nañ ko ñu ne ñoom ñëwuñ si télé bi ak rajo bi pour di jekkali syllabus bi dañ ñëw pour engage xale yi waaye syllabus bi fi mu am suñ incha allah su school ibee foofu la ñoo am pour dellu ma bëggoon rek nga wax tuuti rek si kàddu yi nga xam ne biñ fi amee conference of principals si wax nañ ko waaw li conference of principal wax mooy dëgg programme bi ñëwut comme ni ma ko waxee pour replace classroom bi dafa ñëw pour engage xale yi te bi corona di ñëw dafa fekk daanaka li ëpp ci school si yëpp ñu ngi seen moog examen sax ñii ñu ngi ci biir ñii ñu ngi about to start ñii ñu ngi jeexal so which means suñu amutoon corona time bi fàtte nañu fi final mooy examination ESC both grade 9 ak grade 12 waaye nag terewul su school ubbi waatee continuing students yi dañoo doroon fañ emoon ñi nga xam ne ñoo nekk indi examination years dañoo seet naka lañ leen mun a dimbale ñu def some revision and prepare seen bopp properly loolu tax na ba ñun jël nañ as at now commitment ne sax su government defoon pronouncement tey ne ëllëg school ubbi ñun diñ ubbi ëllëg lu néew nii nañ 10 days fukki fan pour mun a préparer suñu school si parce que soxna si xam nañ ne corona lu doy waar la te school si nit ñaa ngi faa dugga ba tey ñi faa dugga ndax bàyyi nañ fa feebar xamuñ ci dara te ñi fa ëpp duñ ay teacher duñ managers so loolu taxoon na tey su government doon ubbi leen school si sax ñun as a secteur dañ ne déedéet may leen ñu fukki fan ñu préparer suñu school yi waaw foofu bëggoon naa ñu waxtaan si waaye comme que isi nga ko dama bëggoon ñu waxtaan si second part waaye comme que isi nga ko ñu dugga si foofu mooy ne su government pronounce woon tey ne nañ leen ñu dellu school yan matuwaay ngeen am because school si du ñaaka ne war nañ leen a fumigate exactly in terms of tamit ñëpp xam nañ ne hand sanitizer bi alcohol based hand sanitizer bi lu am njëriñ la si nga xam ne pour rey virus bi so yan mécanisme tamit ngeen am in place pour xam ne xale yi suñ delloo dinañ leen mën a protect social distancing because social distancing lu government pronounce nañ leen dellu na yëpp social distancing lu nit war a bàyyi xelam la so si biir classes yi nga xam ne dinañ am yenn classes yoo xam ne there's more than 45 students so ñëpp dañoo toog xaajaloo table yi toogu yi ñu am fii si suñ school su bari ñaar ñoo cee toog so ñaar boobu suñ toogee social distancing bi munuñ koo practice munuñ koo like comme def so kon yenn yi nga xam ne yenn ministry bi naka yan mutuwaay ngeen am yan jumtuwaay ngeen am pour xam ne su prononcé even though di ngeen laajte ne 10 days 20 days sax waaye in terms of social distancing bi si biir classe bi boobu naka ngeen ko mën a adressé. waaw jamono ji ñun li ñoo xalaat mooy ne su government annonce ne school si ubbi sax ñun mënuñoo ubbi school
comme li ma ko waxee jëluñ 10 days waaye su ñoo ubbi school dañ programme woon ne dañ koo def into phases mooy ne dañ ko yoole la ñii dañooy dem soo jëlee benn groupe o benn kipp ñu dem tuuti ñeneen ñëw waaye ñëpp mënu ñoo xëy report par exemple ñun tey su ñu doon ubbi grade 9 si la ñoo starté parce que ñoom ñooy ñi ñu gën a jaaxal ndig ñoom dañ nekk ci diggante boo xam ne suñ demul problème bu métti la pour réew mi bu métti la pour réew mi bon ñoom ñoo ñu gën a jaaxal léegi waaye dañ doon tey suñ ñu loolu grade 9 yi ñoom nañ dem school suñ demee school bi nga xam ne grade 8 9 10 ñoo fa nekkoon 9 yi rek di dem nga split classes yi xëy na comme li nga waxee classe bu am 45 instead nga def ko classe bu nekk 20 ou 23 su ko defee ñoom ñu prepare leen ñoom at most 2 months sax suñu ko amoon rek mën na jël seen exemple si génn si ñoo ñu génnee o jamono joo xam ne dem nañ ba ñu commencé pour génn si ngay di waat grade 12 yi ñoom itamit ñu prepare leen ñu pare seen examen boobu ñoom li ko war ñoom seen examen bi international la ñun rek duñ ko decide waaye ngay waxtaan ñoom i neen di seet naka la ñoo mën a def ba gis ne dëkk yëpp jël nañ seen examen am na ñoo xam ne sax ñu ngay joxe date waaye ñun dañu wax ne su li ñu gënal suñ ko mënee am daal ñun boori august septembre la ñoo mën a xalaat pour suñ grade 12 jël examen parce que ñoom itamit suñ jëlul examen rek dina am impact ci university and all those things waaye loolu mu laa wan ne problème yi éducation lu yaatu la ak problème yi corona lim toll ci àdduna dégg nga so loolu ñun loolu lay xalaatagum wax dëgg yàlla jëluñ matuwaay mukk pour yeneen matuwaay yi nga xam ne nag pour bëri mér gi yaram gi la ñu ngi engage government fi mu toll ni di leen wax li nga xam ne moom lañ soxla comme ni nga ko waxee fumigation bi ñu war a def fomp table spray leen toppatoo parce que soo demee ci àll bi tey am na school soo xam ne soo leen ñëwal tey mun nañoo accommoder seen xale yi waaye Greater Banjul fi mën nañ ko soo jëlee school mel ni Bakote au Bundung xale yi you have more than 60 something in a class ñooñu mën nañoo ñëwaat bon ñoom itam indi loolu besoin nga da ngaa design ok grade 1 to 3 nañ ñëw for Monday to Tuesday danañ ne 3 4 nañ ñëw Wednesday Thursday 5 6 ñëw Friday Saturday so foog sa ñu yokka school day bi waaye foog sa ñu yokka tamit maybe even the week so make sure ne catch up nañ on the lost time because tardé nañ lu bari so léegi tudda nañ fi grade 12 grade 12 exam si mu nekk lu jaaxal ñu bari nit te ni ko waxee it's a regional exam so Gambia suñ lockdown jeexee Nigeria jeexaluñ Ghana jeexaluñ Sierra Leone jeexaluñ because si suma understanding loo xam ne regional exam la ñun ñëpp ñoo ko war a jëlandoor benn bés so kon xanaa xëj na wayek o xëj na yéen di ngeen si mën a xam dara am na fu moo toll dinañ war a mën a jël suñu exam si ñu ni neen ndax dañ am pour government di dañ am pour get involved at some point pour yeneen dëkk yi ñu mën a amal ma ease down pour xale yooyu li fe waaye xëj na loolu duñ si mën a xam gum lu bari waaye bugga naa rek mu nekk loo xam ne lu ñu war a bàyyi xel la waaw li nga wax dëgg la comme li ma ko waxee si gannaaw war naa la ne am na dëkk yoo xam ne tey ñoom door nañ di joxe ay déet ne bugga nañoo start seen exam waaye comme li nga wax gannaaw du examen kenn jël ay mbooloo ñoo ko bokka foog sa ñu waxtaan ba d'accord ci date boo xam ne dafa arrangé ñëpp oo dina arrangé ñu uppa waaw waaye su fekkoon ne comme Gambie ñoom ñoo pare nañ tey te ñoom dañ bëgg a jël seen examen bi June te yeneen dëkk yi parewuñ bon Gambie ñooy pare pour fay ñu printatal leen yeneen correction paper US yoo xam ne ñoom rek a koo jël ñoom rek a koo jël loolu nag xaalis la ñun amuñ doole boobu moo tax ñun foog see ñu déglu yeneen dëkk yi ba xam li nga xam ne moo ëpp fañ d'accord ñu jéem faa d'accord ak ñoom su boobaa nag ñun ñu seet ci biir suñ biir naka lañ mun a arrêter ba nga xam ne suñu xale yi danañ mën a jël examen waaye duñ leen put at risque parce que foog see ñu bàyyi xel ne feebar la boo xam ne jeexul ci réew mi te du fi jeex ëllëg waaw déedéet moom foog sañu dund ak moom tuuti ak loolu Gambien yëpp war a préparer seen bopp ci mentalité about that ne du loo xam ne rek day ñëw tey jeex parce que corona du feebar boo xam ne dafa sax fële nga ñëw ne xaaral ma nga jigi-jigi rek mu wow déedéet dafa nekk loo xam ne foog sañu manage ko manage bi mooy ne nañ déglu yi nga xam ne moom la ñu digal ñu def ko pour gis ne tasaaroo ci réew mi loolu moo taxoon biñ commencé programme bi nit ñi ñu doon nga xam ne ñu doon xaadi oo ñu doon ŋaaña ci li nga xam ne moom lañ doon wax ala kulli alin bàyyi ñu woon xel di health risk waaw kay soxna si benn teacher bu am virus bi
dem ci classe 45 infect na 45 xale yu dem kër gi dañ jël minimum 7 multiply 7 by you talk about 315 waaw loolu nga def ko 1 week Gambia jeex na ñun we about 2 million su fekkee every day multiply the number of households in this country and the number of kids are going to school ku nekk dem infect daf doon ëppa moo tax ma su ma jël mi ne ma ne la problème yi health la waaye éducation ñoo ci ëppale parce que ñun ñoo nekk fu nekk bon loolu nekk la loo xam ne dinañ bugg a doomi aadama yi au Gambien si bàyyi ko xel ëllëg ne dugut problème boo xam ne dañ koo régler tey rek foog suñu ànd ak moom tuuti suñu ànd ak moom nag foog see ñu dimbale ñu ñun ak waa health ak réew mi ñëpp soo demee ci school bi teachers yi xale yi pour ñu maintain social distance pour ñu maintain di sanitizer or the health guidelines that ñun ñu jox ñu foog see ñun waaye yooyu tamit dafa laajte xaalis te moom si amu ko soo foog see ñu delluwaat ci government ñu dimbale parce que soo walee su ko la dañ jël Serekunda school fi mu nekk nii Serekunda yi talk about 3000 just Serekunda proper 3000 plus kids ñooñu xëy war a ñëw school yëpp war nga leen a xëy na ñaari classroom yi nekk benn si woon nekk fu ñu mën a raxasoo or you have a sanitizer war ngaa amit teachers yi ñu jéem leen a tàggat at least basic skills parce que amuñ manpower bi pour war a mun a nekk into every school suñ demoon Serekunda school sax 10 health officers mënuñ ci dara so foog si am ci teacher yoo xam ne da nga leen tàggat wan leen di basic things of naka ngaa xamee ne kii am na feebar bi o kii amul feebar bi ak su ko amee lan nga war a def immediately so yii yëpp loo xam ne la éducation dañ ko soxla te foog sa ñu lënkaloog Ministry of Health pour gis ne dimbale leen ñu ci lii so talking about ñu dellusiwaat back to classes yi gis nañ ne introduce nañ Arabic phase 2 phase 3 gis nañ ne dugal nañ si French so ma just bëggoon a xam na des certain subjects yi nga xam ne ñu boole see guñ leen si te mooy yan subjects at na dinañ leen si boole waaw ci first phase bi dañ jëloon EGRA pour low basic bi parce que low basic mooy grade 1 to 6 waaye EGMA matériels EGRA matériels yi dafa laalaale ñu nekk ECD so ñu noonu nañ ko def for that si boobaa dana am ci koo xam ne lu ees laa jàng waaye dana am ci koo xam ne dafa def révision te loolu nag mooy àdduna man maa yow mii di déglu lesson si dañ ci dee am yoo xam ne dañ ñoo fàttaliku lu ñu defoon 40 years ago bi ñu nekkee school so obviously foog si am ñu cee jàngalu ees am ñu cee amee révision ñu dem ci upper basic bi ñu jëloon English mathematics ak science waaye science soo ko jëlee daanaka mooy physics chemistry biology rek léegi ñu bari dañ doon wax ne waaw commerce students art students yi bokkuñ ci English and math is a core subject xale bu nekk koo def science soo nekkee a pure science student yaa ngi def physics chemistry biology soo nekkee an art student yaa ngi def general science o yaa ngi nekkee commerce student system boo yii moom foog sa nga def ko because mënuloo register waas te amuloo science subject soo amul koo xam ne bokkutoon ci waaye because of science dañ ne physics chemistry biology moo tax ñu ne waaye loolu réer la woon rek parce que ku def general science xam nga ne general science li mooy 3 components nag physics chemistry biology loolu tax soo demee si school si tey xale yi nekk in the science classes ñoom ñëpp dañ doon jël general science as a subject diñ ko dee attend classe de booy dañ ko réviser bi ko xam ne li ñu jàngaa ci chemistry physics biology suñ ko apply rek dañoo crédit general science nga ñëw ci senior secondary school bi maths English physics chemistry biology lañ doon waaye bi coow li bare ñu nangu woon ne ok loolu la bett man la bañ commencé lu bari mënutoon a sotti nag nañu dañ bëggoon a am luñ commencé rek am nañ luñ commencé nañ àla kulli yàlla ñu gis ne mu ngay dem den ñu commencé di jàng nag ci nit ñi li ñoo ŋàññ ak li ñoo coow li ñu seen tawat seen conscience yooyu la noonu fi ñu wan leen ne li ngeen di wax réer la waaye demeewul noonu xale yi nekk indi madrasas su fekkee ne madrasa bi c'est recognized madrasa nga xam ne ñun ñu ngi leen di boole ci suñ statistiques yi li ñoo jànga ak li xale yi nekk indi conventional school di jàng is the same difference bi rek mooy ñii kàllaama anglais la ñu wax ñii di wax kàllaama arab waaye grade 4 bi nekk madrasa mathematics ba moo def is the same mathematics ki nekk indi conventional school language bi rek mooy différence waaye ñu ne ok nit ñi moom gannaaw coono nañ no problème bi ñu demee ci second phase bi ñu yaatal bi mooy ne time bi ni nga code on the subject ñu dugal
SES ñu jël ECD bi ñu bàyyi leen EGMA ak EGRA bi grade 1 2 3 ñu jox leen English language grade 4 5 6 ñu jox leen another component ñi war nañoo ànd mathematics science and SES for the upper classes integrated science for lower classes bañ ñëwee ci upper basic bi ñu dugale leen SES again ñoom it ñu am SES because amoon nañ English amoon nañ maths amoon nañ general science am nañ SES these are the core subjects nga ñëw ci senior secondary school si ñu jël art students yi ñu dugale leen history ak economics commercial students yi ñu leen dugalal financial account ak economics so because ñu time bi ñoo jëndee ci télé bi dafa seer te télé bi mënut a jël di whole day rek éducation rek am na yeneen xëy soo jëlee 10 ba 12 Gambie yëpp rajo yeeg télé yëpp benn programme lañ nekk di def soo bon xanaa ku bëgg a dégg kay parce que li ma leen noo moo ne su fekkee jaara nga dëkka maa tooñ suma mbokki jaara yi yow mënuloo am rajo bi nekk jaara soma mënuloo am rajo waaye nga jàpp rajo bi nekk ñoomi waaye mënuloo ma wax ne ci biir réew mi 28 radio si fi nekk yëpp ci biir réew mi ñëpp a ngee def di seen programme te yow mënuloo ci am benn soxna si loolu moom dana doy wax xam nga nag mag mooy yóbbu ba ci ne ko lii sikkati bëy mu ne la déedéet du sikkati bëy xaaf la loo ci man bàyyi ko ba ko ak lii mooy issue bi interest bi ñi ko am ñu ngi ci doon góorgóorlu waaye nag gannaaw ñun loolu suñ taxawaay mooy ne na ñëpp am dañoo déglu seen wax dañoo déglu leen li ñoo coow seen tawat ñu dem seet naka lañ ko mun a saafara loolu lañ doon def ci living bi den arabic ñu gën a wax ne comme wax naa la madrasa xale yi ñu ne den dinañ leen usal arabic language ñoom it ñuy dégg kuy làkk arab dinañu xam ne bokk nañ ci waaye comme li ma la daal any xale bu jógee ci madrasa bi su fekkoon ne amoon nga yitte ba toog ñuy tij rek da nga xam li ñoo def xanaa kay di nga ne language bi xëy na moom nga du dégg ñun fi mu nekk arab madrasa yëpp am nañ English teachers am nañ mathematics teachers government mu leen fa post from the ministry through amaana so bon am nañ li fi français second phase bi ci lañ gis ne bugg nañ koo dugal waaye amuñ woon matériel si rajo so jamono jooju lañ indi woon nit di xam nga because affaire yi li ñoo gis ci télé bi ak lay daw ci gannaaw dafa wute de ci télé bi yomb na waaye nag la nekk ci gannaaw moo gën a métti di nga am syllabus bi dinañ toog binda lessons yi dinañ ko edit dinañ ko record dinañ ko edit soo dafa métti ba pare nga door a ñëw nag borom prison ko moo tax ma leen ñun suñ tee jàmbar lañ ku mus sa taxaw ci télé ñu indi la tey ci télé na la tijjal nga mun a tij lu nit mun a nangu tuuti na li jëlee naa ci dara ab borom jàmbaar la ñu bari ci ñun koo ci taxawaloon tey teg ko caméra bi na ko waxal sama noppi waxuma la nga ne ko gën a tijjal adduna bi yëpp di la seetaan ngay bàyyi xëy su ma ne ko prononcé ndax noonu la ndax li ma defee som bi yi nga am confidence bu toll ni man mun naa taxaw jàngale te faalewu ma li ma xool parce que man li ma wax xam naa ko soxna si loolu ko dëgër fit te wóolu sa bopp moo ko mën moo tax ma leen ñun suñu tijjee yi gàcce nga laama boobu ñun ñëpp dinañ si d'accord especially bu lii xewee bañ gis leen ñu génn si jóg so loolu moom wax dëgg definitely si front line bi lañ bokka ñoom yëpp képp koo xam ne rek da nga bokk si front te front line bi emut si health workers yi comme ni nga ko waxee ci ca si lañ bokka media houses yi si lañ bokka sécurité bi si lañ bokka képp koo xam ne rek yaa ngi jàngal nit ni moo bàyyee xelam yaa ngi won nit ni moo moytoo te yaa ngi génn feeñ si rek yow bokk nga si front line bi so képp koo xam ne yaa ngi si xeex bii rek xeex bii ñun ñëpp a ci bokk it's everybody's business képp koo xam ne yaa ngi si rek moom ñu ngi laa jaajëfal di la wax jërëjëf ba pare loolu yi leer na léegi nag dinañ jël short break waaye suñ delsee rek dinañ wax about nag ñana leen ñu jàppale because tudda nga fi cher na so media houses yi internet bi ñooñu tamit ñi nga xam ne ñoo nekk suñ telecommunication companies yi ndax ñu ngee béy seen waar ndax ñu ngee jàppale si lii nga xam ne business yi kenn ku nekk la te dinañ dugga tamit ñu xool the role bi nga xam ne moom la parents yi war a play si lii role bi nga xam ne moom la si xale yi war a play because ministry bi dëgg la def nañ seen kéemtalaay kàttan def nañ liñ mun waaye ñoom dañ liñ mun fi mu em mooy indi ko ñu ñëw teg ko so ñi si kër gi it am nañ ci wàlla xale yi nga xam ne ñoom la ñoo jàngal am nañ ci wàlla internet providers yi GSM companies yi it am nañ ci wàlla government as a whole it dañ ci am wàlla so suñ delsee si second part bi rek dinañ waxtaan si loolu tuuti balaa ñoo tàggoo suñu bopp. Inshallah.
Are you thinking of owning your dream homes? EJ Investment is here for you. Secure our quality bungalows with 2, 3 or 4 bedrooms, or our story buildings 3 or 4 to 5 bedrooms at very affordable prices with flexible payment plans at our Sanyang Seaview Estate, where you can enjoy the cool breeze with modern infrastructure such as tar roads, covered drainage system, modern electrification with street lights, gated entrance with security posts, and social amenities such as gas station, shopping mall, medical clinic, park, schools, children daycare, and a lot more. Our dedicated team of professionals will keep the estate clean at all times, provide security and patrol team within the estate premises, install latest technologies such as CCTV, Wi-Fi, home network installation, solar panel, and power backup system. Also, check out for our additional home facilities and interior design service such as premium tiling, wall plaster, home landscape, fingerprint home lock, and a lot more. Visit our office at Senegambia Kololi Highway and get a free site visit tour, or contact us on 4464838. WhatsApp us on 3259220. Or you can visit our Facebook page or Instagram on EJ Investments. EJ Investments, we are first in properties. Sam pap deena déedéet daf ma yónni woon ma suyal ko bii waaw yàlla def mu gañe jàppoon $100,000 la la ilaha illallah te yow xam nga ne sama papa dafa amee cardiaque yow da ngaa dof yow xam nga luy $100,000 am naa ko kay man naa lu ñëw bëggoon nga dimbali ci demal na nga def damaa toog rek sama xel mi ne ci yow xam nga bërki démb li daal si benn waay fee waaw ma romb ko rek bërki démb waaw muy yuuxu di tëb ma ni kii lu ko dal ñu ne ma daal ci loto gaming Gambie bi la laal jar na ko laal na ci lu di waaw nga dafa am quarté am kente am tiercé waaw maanaam nag tey jii kente bi la te jackpot bee passé xaalis kente mooy lan kente maanaam mooy juróomi fas yi waaw beneen bi am na quarté mooy ñeenti fas yi ak tiercé tey nag xaalis bi daa gën a yokku lu tax ndax jackpot bële dañ kaa tegaat ci bii maanaam juróomi fas yi boo ko jàppee ci ordre mooy risque nga désordre bi sax day fay ah bu ma ko jàppoon yooyu moom noonu la demee da ngay dem rek jiyee am na lu ma yaakaar man gis naa seen kii yi kees yu ndaw yi ci biir dëkk bi mais daal dama ne lii moom amul xaalis da nga ciy def sa xaalis da am jël wecce rek sànni ko fa xool jëmbat la la ilaha illallah yow li nga wax ni tey ji bu yàlla dogaloon ma gañe ko lu mu gàtt fi mu toll nii boo gañe woon $100,000 waaw lu may def waaw nooy def xam nga yow sama xarit nga waaw damay fexe nga rey say noonu ci nan lu mu gàtt $50,000 waay Thierno woowee ambulance lan la lu xew ni sa baay gay dee na sam papa gay lu ko rey $100,000 dalaa ne ko boo ma gañaloon si li ma la yónni dama ko koy jox mu daanu ni sama kaw man waxuma ko mu waxee woon la ko noonu yow la ko waroon informé ndax yow yaa ko gañe yaa gañe jàppoon fay lempo warugal la si képp koo xam ne doomi réew mi nga ak ñu fi dëkk bu fekkee ne ci at mi sa koom-koom weesu na $2,400 mbete weer bu nekk di nga am lu toll si $2,000 lempo si la nguur gi di sukkandiku ngir liggéey yokkute réew mi GRA mooy banxaas bu nguuri Gambia sas ngir mu fayeku lépp luy lempo ci biir réew mi ba tax na GRA di yëgal faykati lempo yi ne warugal la pour ñu fay lu ñu naan withholding tax on contract payment maanaam bépp contract bu waay joxe te si biir réew mi la ñu toog kon xaalis si contract bi ngeen nangotoo war nga cee wàññi ci xayma téeméer bu nekk fukka bu fekkee ne contracto bi dëkkut ci biir réew mi bu boobaa di nga war a wàññi téeméer bu nekk fukka ak juróom lii mooy lempo bu ñu naan withholding tax on contract payment lii mooy lempo bi nga xam ne yow mi joxe contract warugal la nga wëlbatiku dem fay ko ci maakaani GRA tax office bu la gën a jege mbete ci banque yi GRA jagleel pour fay lempo war ngaa jéebal lempo bi si diiri fukki fan ak juróom gannaaw bi nga wàññee ci xaalis si contract bi amul benn contracto bu ñu teggil fay lempo bi xanaa mu fekk ne nguuri Gambia ñoo ko jéegale boole si projet yi nga xam ne mbootaay ndimbali ñoo koy dépense GRA di fayeku lempo ngir yokkute réew mi. Welcome back, Mr. Diop.
ak ñi ñu seetaan comme ni ma ko waxee rek fu mu nekk nii nag ma bëggoon ñu dugg tuuti si li nga xam ne mooy rôle yi parents yi because jàng dafa nekk loo xam ne ku nekk daf si war a def sa kéemtalaay kàttan. waaw soxna Oli comme ni nga ko waxee leewante woon li nga waxee kilifa yi gisee ko parce que soo bàyyi xel suma wax ci gannaaw wax naa la ne xale bi jàng dafa mel ni taxawaayu os la rek kilifa gi la xale bi ak teacher yi mooy éducation ak li ñu war a àndal pour jàngal xale yi def nañ ñoom lañ war a def kilifa yi ñoo waroon a jël matuwaay am na ñu ko jël nag ala kulli leen ñooñu dinañ leen sant dinañ leen gërëm ñi ko jëlut ñu ñaax leen ne xeex bii ñun ñëpp a ci bokk te comme ni nga ko waxee alof su la ku leen ne sangul sa taara tax boo suñ la ragalee sa gannaaw da ngay rag sa kanam bon kilifa yi am nañ ci matuwaay bu mat bu ñu war a mën a jël pour gis ne xale yii li leen war def nañ ko mooy nañ toog ci parce que soxna Oli ama rajo ama télé warut a tax sa xale nekk ci mbedd mi wax dëgg ndég xale boobu am na books yoo xam ne bi school doon dem normal mu ngi ko amee woon bon na toog ci kër gi sax mu books sam si moo gën nekk ci mbedd mi parce que nekk ci mbedd mi óorut ci moom óorut ci yéen ñi ci biir kër gi wax dëgg parce que la moo taseel xamoo ko su ñëwee ci kër gi walla ñu ko jànkuwanteel de su jonjoog yow su indee feebar yow la ko ñëw yàggal na bon dafa mel ni kilifa yi ñoo war a mun a jëlaat seen matuwaay taxaw ne du rek xale yi pour ne ñu jàng waaye pour aar leen mu war a nekk seen soxla number one bi soxla bi gën a fës ci seen soxla yi boobu la war a nekk aar naa suma njaboot ci ne génnuñ ci mbedd mi ba mun a am lu leen di lor gannaaw bu loolu passé ñu gis ne jàngi xale yi dañu war a am intérêt xam nga wax naa la ca gannaaw ne la li nga xam ne moom lañ jàngee ci programme bi mooy ne lañ foogoon lañ yaakaaroon ne mooy am dee waxuma ne amut waaye nag nañ ko bëggoon demee ko mooy ne ñun at education level ñu nekk ci mbiri njàngame dañ jàkkoon ne xale yi daal ci kër ga seen waajur ñu ngi cee jàpp parce que loolu lañ gëm xale yi parents yi ñu ngi plélu waaye lii wane ne am na li ëpp ci parents yi defuñ ko waaw waaw ndig comme ni nga waxee yow da nga foog ne xale bi toog ci kër gi daf la xatal daf la fidde te loolu gis nañ ko ci parce que damay déglu rajo yi dañ war xale yi jàngi ñii ñi dañ sonn man mënatumaan am nelaw kooku nelaw a ko gënal doomam di kooku moom na nelaw moo ko gënal doomam dëgg la amatuloo time pour reste parce que xale yaa ci kër gi di coow waaye nag li xew dafa nekk loo xam ne àdduna yëpp la lombee gannaaw àdduna yëpp la lombee foog se ñun ñoom ñu seetaan ni ñoo toogee waxtu woowu xale yi di daan toog ci kër gi bon suñ fa toogee jamono ji am na lu ko waral bon yow na nga daan def soppi ko da nga daan nelaw diggante 1 o'clock ou 2 o'clock ba 5 ci la xale yi door a egg si kër léegi diggante 11 10 ba 12 ou 11 ba 10 ba 12 ñu ngi ci classe yi 4 ba 6 ñu ngi ci ñaar sa programme bi nga daan nelawee te gis ne xale yi ñu ngi leen di saytu ñu ngi leen di xool ñu ngi leen di yedd te ñu ngi leen topp di leen sàmm parce que foog ñu sàmm la wax dëgg doguma la sax léegi nii li nga wax rek dafa suma may dafa dem fu sori ma bëgg a xam ministre bi yéen especially lan ngeen yan jumtuwaay ngeen jóg pour lijjanti loolu demal traffic lights waaw dafa am yoo xam ne soxna Oli déedéet foofu éducation moomu ko waaw éducation moomu ko waaye am nañ si wàlla foog naa ni xale yu war a jàngaleen so éducation moomuñ ko aral éducation moomuñ ko pour jóg si pour daxaleen si biti de waaye éducation yi am na bunta yu ñoo war a mun a foga ne xale yii dañ war a jàng te boobu responsibility éducation at parents yi ne kon xale yii dañ toll pour jàng xale yaa ngi taxaw si mbedd bi di jaay dégg la du ñàkk ne am na ñoo xam ne loolu mooy seen dund waaw foofu lañ koo amee waaye ba tey tamit am nañ seen waajur yi xëy na dinañ ko mun a def wala xëy na am na yeneen xale yi lañ gën a mun a dégg because xale yi maa gis ñeneen ñi dégg la yàgg na ñoo jaay nangu naa waaye am na ci ñoo xam ne li school bi tëj nii moo waral jaay bi si ñoom soo xam nga xale yooyu ñu ngi woon yéen si seen système bi ba pare so foog naa ne am ngeen si wàlla nag xaw ma fu seen wàlla toll waaye am ngeen si wàlla boo xam ne am na bunta yoo leen war xam ne war ngeen ko mun a foga mu nekk loo xam ne lu ñoo bàyyi xel la bu baax a baax a baax a baax number one
óorul sax si ñoom si tali bi da nga leen a gis trafic light ni ñoo xaajee tali bi di daw di ñëw nga gis leen ni ñoo xam nga nit ñi di leen gédda di leen def lu nekk so foog naa loolu xëy na education xaw ma ban département ngeen war a partner with ngeen def ko seen ni xale yi yéenay seen kilifa yi yéen a leen moom yéenay custodian si ngeen mu nekk loo xam ne ngeen jóg si ñu adresse ko xëy na doo si bëgg a xuus waaye ma laaj la kon sa personal opinion rek waaw li ma ci wax rek mooy ne fii du ma wax suma personal opinion fii am talking on policy issues ok am nañ ci waaye wàll gi mooy li ñoo def nii rek sensitisation wax rek lañ ci mën pour wan nit ñi danger yi nekk ci xale yi nekk ci mbedd mi li ëppa tudduloo ko li ëppa ci problème yi nga xam ne xale yi mën nañ ko jànkuwanteel jamono ji tudduloo ko parce que xale yu jigéen ñaan ci mbedd mi anything kan lu nekk mun na ci am suma maas gaa ngi fi ñu ngi leen di jéem a loog indi loo xam ne ëllëg du leen jëriñ waaye dafa am loo xam ne ñu nit di suñ warugal dafa am ñu ko moomee ñun lii warugal mooy ne école tëj na mënuñoo na indi ci xale bi xale bi su ñëwee ci school bi suñu responsabilité su solee uniforme suñu responsabilité la waaye solut uniforme nekkul ci school bi ñam way juri la ñoom la way juri ak politiciens yi government ñoo mun a ñëw empower di police ou de sécurité nañ def nangam ñun amuñu raay pour bind police na leen def leen ko waaye amul dëgg la waaye xëy na yéen dem leen ngeen wax ak government jël leen si wàlla tuuti wàlla bi mooy nii ñoo def nii ñun daal nañ xale yi seen xale lañ suñ xale lañ waaw jël leen si wàlla tuuti ne suñ xale yaa ngi timambaalu si mbedda bi daf ma naxari daf ñu naxari ñun as ministry of education boo dinaa ko wax fii ne leen xale yi ci mbedd bi neexut ñu nañ ñu dimbale bu mu em ci wax ji nag def leen si dara ñu dem ci kër yi waaye comme li ma la ko waxee rek nañ ñun ñëpp su nekkee ñun ñëpp def nañ li ñu war a def lii du am dëgg la ñun def dañ def lañ war a def nañ ñeneen ñi def li ñu war a def rek xale yi wax naa leen fii ne la ñooy mag yi ëllëg gis nga suñ nasaxee oo ñu naafa ba at bii indi leneen loo xam ne bugguñ woon ko 15-20 years to come mu géej nañ contribuer mun naa am sax du ñu fekk ñun li ñoo ñaan yàlla nañu fekk waaye su boobaa lan ñu ngi dox ak ay bant ñu ngi toog lan yow la yaakaar sa alxuraan sa kurus jàkka ja parce que yàlla ngaa xaar bu dee waaye ñoom laa fekk ñu war a amee réew mi su fekkee ne jamono jooju nag préparé wuñ leen dimbale wuñ leen ba ñu war a mun a nekk ay doomi réew yoo xam ne danañ bugg seen réew fokk seen réew mën a liggéeyal seen réew teg ko ci xam-xam réew mu ñàkk na dëgg la loolu nag ñun ñëpp ko war a gis ñun nag danañ continuer di wax di leen sensitise dinañ dimbale xale yi ñu commencé ay drama ak yooyu yëpp bokk na ci after Covid bi because comme li ma la ne Covid du luy jeex léegi Covid Covid moom moo fi Covid fii ba 2021 22 ala kulli aleen foog suñu ànd ak moom du ko duut feebar bu ñoo dog sànni déedéet you know waaye naka lañ mën a gis ne ni moo tasaaroo ci réew mi gën naa wàññeeku benn dañ ko am isolé nañ leen toppatoo nañ leen bañ wér wàlluñ ko keneen loolu ñun ñëpp ko war a def soxla ñun ci éducation de ala kulli aleen comme suñ yéene mooy ne ak lañ mébét pour gis ne bés bu ñoo dellu ci school yi dinañ ko arrange inawee boo xam ne ala kulli aleen danañ respect lépp loo xam ne dañu ko aaye oo dañu ko tere pour gis ne suñ njaboot gi mucc nañ suñ njaboot gi mucce nga mucc naa parce que ñun ñëpp gannaaw éducation ay waajur lañ nag dañ amee ay jabar ki doom dañ amee kër dañu ñibbi suñu kër yi su eggee suñu kër yi dootuma député permanent secretary bàyyi ji toog laa dootuma député permanent secretary jëkkër ji toog laa dootuma député permanent secretary néebo bu nekk ci jàkka ji ànd ak nit ñi la bon li nga xam ne lëmbee ne àdduna gétteen askan wi su ma ko waxee ci office bi su ma déggee ca kër ga war naa ko mun a wax te su ma ko waxee nañ ma déglu ànd ak man ci li ñoo jëriñ ñun ñëpp xale yi suñ muccee réew mi moo mucc su xale yi amee njàngam bu baax réew mi moo am njàngam bu baax bon nag comme ni nga ko waxee problème éducation problème yi ñëpp la boobu moom dama cee d'accord bu baax a baax problème yi éducation problème yi ñëpp la fu mu nekk nii nag moom ñu ngi maa signalé li des si programme bi bariwut waaye balaa ma ko een rek moom bugga naa bu baax a baax nga wax ñu suñ telecommunication companies yi naka lañ leen nekkee di jàppale si projet bi ngeen nekk nii amiin soxna Ouleye amul benn télécommunication bu ñu jàppale ñun moo tax xam nga bi nit ñi waxee ne dañuy jox 35 millions bi dama ñun dañ doon ree ne waaye ñi waroon a egg si parce que ñun jono bi ñoo jànkuwanteel gis nga every week ma sëf suma kawal bi waaye bi fa week mu weexaat fur ndig problème yi nga xalaat sa bopp bi dafa bari internet moo gën a seer ci réew mi nangu nañ ko dafa seer trop waaye nag yooyu ñun boolewuñ ko woon ci suñ
immediate bi so immediate term plan si de long term plan bi lañ ko boole comme li ma la ñun dañ amee response strategy in the long term plan we are trying to make sure ne ñun through support with MRC Holland we will be able to bring internet to every school in this country inshallah loolu la ñëw lifin te bugg nañ balaa next year this time fekk loolu pare na su taxutoon na corona amoon na project bu doon ñëw pour war a solarize 1000 schools corona bi moo ko xale dillare waaye ñoo su jeexee rek ñoom dañ continuer so da nga gis ne soo bàyyil moom si am nañ suñu own télévision waaw gis naa ko loolu ci développement si ma laa ne ñu were thinking of becoming using IT to pour jàngale xarala bi dañ ko bëggoon a dugal ci njàng mi loolu bokkoon na ci télé bi moom alhamdulilah fekkoon na pare na waaye bokk na ci suñu long term plan yi ne rajo sax ji nga every region suñu region office dañu bëgg amee rajo doo xam ne moom si radio station la nekk ñu am suñu télévision am suñu radio station ba pare am internet boo xam ne we are using not living bi de because ñi satellite lañ bëgg a use MRC Holland demoon na sori woon nañoo ñoom ci waxtaan boobu torop waaye bi Covid bi ñëwee dafa war a tax ñu gën a mun a fagaru gën a waaxu te am naa yaakaar ne xëy na du yàggati boobu tam dina nekk beneen boo xam ne dañ ko sol fi mu nekk nii nag li ñoo xalaatagum ci jamono ji am nañ teacher yoo xam ne ñu ngi use seen xaalis pour jàngale xale yi démb su fekkee bàyyi nga xel ña ñëwagul ci TV sax GTU Gambia Teachers Union demoon nañ Basse parce que dañ déggoon ne am na gox yoo xam ne area comme Wuli Sandu seen xale yi mënuñu am ay rajo ñu may leen ay radio stations ay radio sets you know jël xaalis jox teacher yi pour ñu jënd megabyte some of them ñoom it ñu ngi leen di ñu ngi profité ci programme bi gërëm leen sant leen ci seen taxawaay bu baax parce que waaye nag ñun ñëpp bokk mbir mi ñun ñëpp benn famille la so ci gàttal li ma bëgg wax mooy ne daal ñun in the long run insha allah suñu yàlla dimbale suñ xalaat yi suñ pexe yi problème bi internet ak energy unless project bi la fail te yaakaaruma ko inshallah du fail dinañ ko nekka problème boo xam ne dañ ko fàtte suñ gannaaw dinañ am internet boo xam ne dañ ko amee from MRC Holland ñoom ñu bugg a setal satellite boo xam ne moo ñoo provide dal internet correct li nag wax dëgg yàlla ñu ko def joxuñ leen dara seen xaalis la ñuy use waaye ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci sacrifice bu ñoo def waaye amul keneen koo xam ne ci internet providers yi o koo xam ne jox nañu dara ma bugg laa ne oli rek mob si fi ñoo wax nii teewuñ dara ana 500 million bi laaj naa la ko ñun mob si war nañ see am seen wàlla bi waaw war nañ ci am suñu wàlla parce que ñun ci réew mi lañ bokk te ñun ci gën a important waaye comme su ñëwee da ci waxtaan bi rek to be more serious am nañ kayit buñ prépare yónnee ko government wan leen liñ soxla pour éducation secteur ay millions la nag ñii dañoo wax 35 millions def di dara 35 millions la loolu du dara pour mob si du dara pour mob si loolu pour ñu yow seetal suñ force bi ñaara lañ fay 15 days just radio ak télévision 5.6 million second phase bi 8.2 million also di third phase di same xam nga loolu rek loolu jaaraka jël na 35 million du ñëw te loolu rek pour fay media houses la ana développement seeg ana soo bëggoon a def yeneen infrastructure si ñu wax ne moom lañ bëgg a fi mu gëstoon bi nga wax moo tax even in that document bi ñëwee na government am nañ ci a column called safe return to school equally masaca lifin waxoon nga fi yëfi private schools yi ak madrasa yi kon jamono ji ñu am jafe-jafe amuñ salari te ñoom dem ci réew mi lañ bokka ci suñ njaboot lañ ñun kéeta nañ ñooñu tamit pour ne na leen government jàppale tuuti waxuñ ne na government fay yëpp waaye na government dimbale leen tuuti ñoom borom njaboot lañ weer bi dafaa dee yow nga fay ko man ma fay ko ñoom ñu dem taxaw parce que lan private sector bi la xale jànga suñ fay school fees ñu ngi laajte school fees waaw suñu la laajte school fees fi mu nekk nii ku fay lu ñu la mën a def waaw duñ la mën a def waaw loolu mooy limite bon naka la ne su fekkee 100 la yaa nga laajte school fees nga ci waaw foog ñu jéem a tra te nit ñi sax dañ si mer ne lu tax ñuy laajte school fees xale yi jàng dëgg la nit ñi am nañ raay pour mer ci waaye olof Njaay mu ne bëy su jàqee matte pression bi nekk seen kaw moo bëri seen tijaa ngay xëy ak seen staff bi di dem ci school feeñu ñoom indiwuñ corona yi dañ leen war a fay waaye léegi amuloo loo leen fay bu ko xale yi fay soo foog see nga jéem a call ay parents man am na parents suma call man su ngeen leen mënee jàppale wax dëgg yàlla soxla nañ ko waaye nag soo bu njëkk soo fay ñu daax la nga ñibbi léegi nag kenn holiday la xale yi holiday lañ ko jàpp du holiday nag du holiday de
loolu moom bëgg naa ñu xam. te am na leneen loo xam ne war nañ ko wax mu leer tam mooy ne wax nañ ko sa waaye xuusuñ si bu baax xëy na ñu just gën koo emphasize mooy ne because term bi usually daf dee jeex around the 22nd of July ak yooyu just second week in July usually the term bi dee jeex so gis nañ ne term bi dugga nañ si sometime in fanaa on the 3rd of May or so la term bi duggoon April waaw April la term bi dugga end of April ok so léegi dinañ gis ne ñu ngee demagum foog naa by next week dinañ mun a xam na school si dinañ war a ibbi na school si duñ ibbi depending on waaw lanay war a xew si state of emergency bi waaye even su dee school si di ibbi maa ngi yaakaar ne summer bi moom dinañ si xuus waaw ci su fekkee ne dem nañ baal ba am ndigal ci government summer bi moom dinañ ci xuus xale yi dinañ ci xuus borom holiday dañ jéema na ko waay juree xale yëpp bàyyi xel dinañ ci dugga bu baax a baax at weekend bi sax léegi-léegi weekend yi sax dinañ extend mën nañoo sax extend school day bi bu ko li yëpp stratégie la xam ne ñu ngi koo xalaat pour def ko mun a génn time li ñu raw bari na waaw te foog si jéem koo jotaat su dul loolu bëgguñ xale bi dem jógee grade 9 o mu jógee grade 7 dem 8 fekk xamul dara li cover li waroon a cover grade 8 yi ak grade 7 yëpp mu jeex waaye yooyu comme ni ma incha allah suñu ci eggee rek incha allah so ñu emale programme bi fii rek Mr Jobe ma waxaat la thank you very much one more time until we come your way once again Kër Fatou ñu ngi leen a wax jërëjëf. Have you run out of cash power? Do you want to transfer funds to your family? Or do you want salary advance without coming to the bank? Your banking services have just been brought to you on your mobile phone. Download and install from your App Store or Google Play Trust Bank's mobile app. Simply search for TBL mobile app and follow the instructions. You can access the following services: funds transfer, cash power purchase, forex rates enquiries, mobile airtime top-up, mini statement, balance enquiry. TBL app is the only app that allows you to take salary advance and many more. You can also interact with your customers using our USSD code by dialing *533#. At Trust Bank, we bring innovation that is useful to you, our valued customer. With our mobile app and USSD, banking is at your fingertips. Trust Bank Limited, proudly Gambian. Better and stronger as the sole ground operator at the Banjul International Airport. With an expansion in travel services, customers are assured of GIA's capacity to cater for all their travel needs, provided by professional, experienced, and ever-smiling staff. GIA's Hajj package and services, by far the best in the country, give the customers the opportunity for a memorable Hajj experience. For a more efficient cargo services, GIA means business as it launches its new multi-million-dollar ultra-modern cargo complex to revitalize and stimulate air transport. GIA, the pride of the Gambia. waaye déedéet waay ay waru la naaj waaye xam naa ne bu paree rek ma kontaan. sama secret mooy Ami Tamaate jeeg balaa jonge day mun waañam Ami Tamaate soo ko defee si sa tooga da koy xonqal cuur jeeg bu koy jëfandikoo sa jëkkër du la musa mere. Nijaay. waaw. baal ma tey dama naa gis añ bi. chéri xiif naa de. waaye léegi ma pare topp suma lii maa ngi dem yegg kaay. topp suma gannaaw. loolu de laa bëgg a dégg. Faro Company mi ñu indil bébé Mariam moo ñu indil Ami Tamaate. chéri sa benn cin xonq na. Ami Tamaate de moo si jaar. Ami Tamaate. waaw Ami Tamaate. moo ko xonqal nii. cëm. waaw bis ni ki tey. waaw dee naa la Ami Tamaate. doomi ndey Ami Tamaate bi nag léegi ku ko bëgg nag nooy def nag nga koy am bépp marché boo dugga bitik supermarket table yi bépp foo dugga si biir réew mi di nga am Ami Tamaate. kër gi nag xam ngeen ko di boutique bu ñu leen indil fii ci réew mi mu nekk fan ca poori Palmarima dama ne jëkkër ak jabar ànd ak seen doom ba dugg ca biir jënd ba baax waaye looy foog ne dafa seer déedéet kër gaa ngi nii kër gi moom lu baax rek la leen amal loo soxla rek am na ci biir kër gi néeg waañ yëpp am na ci biir kër gi cabinet yëpp am na ci kër gi waay kër gi kër gi daal boo duggee ca biir lu waral ree bi ree ji lu ko waral yomb ngaa waral ree gi
dafa yomb lool moo tax ngay ree kër gaa ngi nii dara seero fi Beko di brand boo xam ne indi lañ leen ko fii ci réewi Gambia kana ko indi kër gi waaye itamit pour dem ci office rek ñu kóot la ba nga ne nekk tay la ba nga ne nag office furniture dañu am design boo xam ne dañ la koy defal ba mu mit nag sa corporate image brand dama ne kër gi daal moo ëpp moo lépp kër gi daal moo am lépp kër gi daal lépp loo soxla moo lu waral ree ji yomb jee tax ngay ree du waxoon naa la ko fii dara seeru fi yaa ngi dem ba baay di nga dellu si waat kër gi di nga dellu si waat ci kër gi